asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi tudd Omar étudiant la à l'UCAD dama ñëwoon tey pour présenter leen sama dëkk di Koungheul y compris fii ñu nekk nii sama quartier di Mali 1. quartier Mali nekk ci département bu Koungheul ñu créé ko vers 1432 mu nekk gox bi nga xam ne moom la ñu njëkk a sanc foofu ca diwaan ba diwaan bi nag nekk diwaan bu mag am lu tolloog 35 000 habitants mu nekk dëkk boo xam ne xeet bu ne nga fay fekk waaye wolof yi ñoo fa ëpp lool doon nañ 65% dinañ fa fekk ay pël koñaa ji ñii di soose yi bambare yi wàllu mbay lii di càmm ak jënd ak njaay nekk li nga xam ne moo nekk seen yëngu-yëngu wàllu caada tamit ak tàggat yaram am na fa solo lool te nag askan wa dañuy dimbalante bu baax a baax ci seen biir jigéen ñi am ay mbootaay yu takku Maam Samba Seck moo njëkk a nekk meeru Koungheul am ñaari mandat waaye 2009 ba jamono ji ñuy wax ak yéen ki nga xam ne moo nekk Mayacine Camara moo nekk maire ba. quartier Mali nekk ci département Koungheul et tout simplement le Sénégal en miniature. njëkk a sànci Koungheul ay soose lañ biñ jógee Mali jóge Tombouctou quelques-uns ont atterri à Koungheul soose beneen village man mu ci gannaaw Koungheul boo jëlee Koungheul bi yaa dëkk soose yu bëri bu ñuy wax fi ñuy wax Kisang dëkk soose la Koungheul boo ko rombee am na bi dëkk bu ñuy wax Koungheul soose donc alignement lañu toppoon rek quoi. fii mooy Mali 1 fii lañ njëkk a toj ci Mali Kéba ba moo ko toj ay garab rek a fi nekkoon daanaka forêt la woon mu toj ko nag moom ci boppam moom Kéba ba tuddee ko Mali. muy première Mali ñu tuddee ko Mali 1 jur na ay Mali yu bari. xeet yëpp a ngi fi amul xeet bu fi nekkul muy tukulóor yi am na ay soose am na ay bambara. am na olof am na saraxule am na tukulóor am na Fuuta am na lépp. am na ñoo xam ne Mali la ñu jógee am na ñoo xam Fuuta la ñu jógee am na ñoo xam ne Gambie la ñu jógee ñu daje fi nag ñu bëgg dëkk bi. dëkk diine parce que surtout fajar su la fekkee rek jàq yi ñoo lay yee ci nodd yi. da nga dégg Allahu akbar da nga dégg wasifa bu dee ajjuma da nga dégg lu ne bu dee fajar jàkka yi dañuy riir fii dëkku lislaam la dëkku diine la. ay xalifa diine yu bari jaar nañ fi. sëñ Touba ñëwoon na si département bi nii. ba si doomam mi ñoom sëñ Mourtala am na fi kër. soo jëlee aussi tamit si côté Tijaniya bi dëkku Maam Mokhtar Penda Si la. famille Ndiassane yi ñu ngi fi kunta yi soo xoolee waa Madina Gounass tamit ñu ngi fi. boo miinee Koukoto luuma bu mag bu nekk fii Koukoto dëkku diine la dañ fay wàcc alxuraan chaque année dafay am ay jàng am ay ñaan Serigne Moutalib moom moo ko yore ànd na ak Mamadou Diogo dem ba Maroc mooy bokk ci xabru bi nga xam ne mooy xabru Cheikh Tidiane. le représentant même du khalife général des Mourides je veux nommer notre tonton Cheikh Lay il est du quartier Mali. que ce soit muy diine musulmane que ce soit muy diine chrétienne boo ci làmb fii cohésion bi fi am macha allah. Déjà, même l'église catholique aussi est dans le quartier Mali. Catholique yi on est en parfaite synergie man mi di wax yow je n'ai que des amis catholiques astafurlah bëri nañ ci y a pas que des catholiques mais bëri nañ ci ñoom ñëpp sumay xarit lañu. musuñu am difficulté lu ñuy def dañuy associé muy feetu tabaski yi di korité yi di feetu chrétien yi ak ngalax yeeg yooyu noonu yëpp côté boobu moom voilà je pense que macha allah. ñëpp lañ seqal jàmm. catholique yi bu seen koor ñëwee ba ñuy wari képp ku ñu seqal teraanga dañ la koy jox dañuy tànk ci ngalax yi di yóbbu ñun tam suñ feet ñëwee incha allah dañ ko seqal dañ leen koy jox ci jàmm rek lañ nekk ak ñoom ndax bañ doomu aadama lañ comme ñun. man suma ngalax du tardé ci fête pascale yi ñoom seen xalu tabaski bu ñu rey aw korité seen ñoom en tout cas daal benn famille bi la quoi li ñu xeetale mooy pratique religion bi te loolu yaakaar naa ne dëkkuwaay moo ko am solo l'islam nangu rek nañuy continuer ngoo c'est le dialogue entre les religions. Koungheul yàgg naa am ay cadre parce que fii nit ñi dañu bëgg jàng. mën naa citer aussi ay ñoom Eli Ousmane Sarr et tout ça. Ablaye Gaye Kimitan Camara Maam Samba Seck Birane Dem ñooñu ñooy ancien politique fii ci Koungheul. Assane Diop il était le ministre de la santé. D'ailleurs ministre conseiller la ba léegi. mën nañ si citer le secrétaire d'État Mayacine Camara moom moo yore affaire réseau ferroviaire yi. mën nañ si citer Seydou Sissal ñëpp xam nañ ko. voilà c'est une grande personnalité
qui a eu à faire ses preuves bi mu nekkee woon ministre de l'aménagement du territoire. mun naa citer aussi sama maam Mamadou Alassane Djigo xam ne ancien combattant la woon. Il fait partie des fondateurs du quartier de Rebeuss de Dakar. aussi mooy fondateur dëkk sunu dëkk maam bi nekk à côté nii tudd Saara Djigo. am nañ ay nit yu baax comme exemple mën naa jël Djigo rek fii la jàngee en plus fii la jiinee donc ñëwaat en même temps si dëkkam si koñam di jàppale waa dëkkam comme jigéen ñi nga xam ne amuñu liggéey mu créé ay mouvement di leen financer yooyu. Il a fait des efforts en créant des emplois ci biir dëkk bi au niveau de Dakar ci ay toolam au niveau de Thiès fépp fu mu xalaat ne fii bu ma fa tegee sama tànk dina mën a jural emploi doomu aadama ci biir Koungheul. Je ne dis même pas le quartier Mali mais tout Koungheul xam nañ loolu ci moom. créé nañ fi presque 52 groupements de femmes yu ñu financé ak banques yeeg yooyu loolu c'est pour ñu autonomiser leen. dëkk bi dañuy consommer ay produits yu jógee à l'extérieur c'est parce que transformé wuñu ko fii nii loolu nag bokk na ci vision bu ñu am pour dëkk bi. nga xam ne defar fi benn zone industrielle boo xam ne dinañ transformer gerte dinañ transformer sunu rat yi sunu ngeer yi dinañ fi jël booster comme ginaar yi dinañ leen fi gën a valoriser maa ngi leen doon waxal pisciculture bu ñu fi bëgg a def pour jën yi maa ngi leen doon waxal aussi légumes ak arbre fruitier yu ñu bëgg mu am fii nii yooyu yëpp pour moderniser système productif bi la. ci jàmm lañ dëkke ak salaam ak àndandoo nekk benn ku ci xewle sa morom jóg bu dee xew jàmm ñu ñëpp ñoo koy bokk ba mu jeex bu dee leneen nit li xew jamono ñëpp a koy bokk ba mu jeex tabaar fakàlla macha allah am ñu benn problème jàmm ak salaam moo am fi ci Mali. doo xàmmee kan moo dëkk fii ak kan moo dëkk fii donc ñuy demlante di ñëwlante ba yàlla def ay xale juddoo fi ñoom it topp les mêmes traces yi parents yi tracé woon. fii foo fi romb buntu kër boo romb bu la neexee mun nga dugg añ mun nga toog naan sa caayin. xew dañuy demlante en plus même que xew li ñuy wax xew naqar itam dañ lay soutenir dañ lay jàppale. muy xew-xew ba neex wala safaan ba ci nga xamee ne Koungheul am nañ force boo xam ne man Amadou Sarr gisuma ko fenn. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañuy jàppante ci en toutes circonstances. yàggaay bi ñu dëkk da ngay dem ba ñëpp dañu nekk famille. dañu am ay mbootaay xale yu ndaw yi am ay mbootaay xale yu mag yi am ay mbootaay ndax mbootaay mooy suqali réew mbootaay mooy suqali koñ ndax mooy tax ñëpp àndandoo nekk benn. te am na ay mbootaay yoo xam ne créé nañ ko fi ay natt yoo xam ne ba ci programme à chaque dimanche ñu def balayage ci koñu Mali bi. dañuy génn chaque dimanche bale koñ bi nettoyer ko ku leen romb apprécier idée bi. boo ko seetloo mbedd bi nga xam ne moo jël boulevard bi nga xam ne moo jël suñu buntu kër ba ci teen bi dafa nekk boulevard bu gudd initiative bu koñ bi la ñu jël buntu kër bu nekk parce que y a des manquements y a un problème d'éclairage au niveau de par exemple du quartier Mali mais ñoom am nañ initiative bu def buntu kër gu nekk benn lampe boo xam ne daf leen di permettre su guddi jotee par leur propre moyen ñoom ñooy jël taal seen lampe buntu kër boo fi rombee da ngay foog ne c'est éclairage public lay doon wala leneen ak leneen mais c'est tout à fait privé parce que waa koñ bi ñoo organisé woon noonu. ndaw Koungheul ay ñafekat lañu parce que soo si gisee ñëpp damay wax ne ñii ay baykat lañu ñii ay commerçant lañu soo xoolee ci biir marché bi malgré que ne yenn affaires yi day am sax mu xaw a métti tuuti mais booy yu bëri dañuy jël ay moto Jakarta dem di dawali loolu yëpp cela veut dire que dañu bëgg liggéey. bëgguñoo taxawaalu bëgguñoo wëndeelu bëgguñu wax kenn may ma te dañu père de famille lañ kuy père de famille ku ne da nga yëngu ci dara ba soo liggéey ba wàcc mën a jox loo sa jox sa famille. moo tax ñu ne ci ay Jakarta. bi ñu ñëwee ñun jëm nañ fa créer usine ndox. loolu c'était pour que xale yi ñu am fu ñu liggéeyee. équipé nañu lycée bi en table banc en matériel informatique ba ci laboratoire scientifique sax dugal nañ ko ci lycée bi loolu yëpp pour yokk ressources humaines dëkk. dama ñëw ci sañse macha allah sañse rek li ñuy wax wër dañuy sañse ba mu baax def lu baax nekk ci lu baax defante lu baax. C'est naturel en nous
parce que tamit aussi avec la nouvelle technologie même bien avant fii léegi ku bëgg a sañse mën nga sañse ku mais jigéenu Koungheul góori Koungheul en ce qui concerne l'habillement non ils sont nickel. sañse moom ak bëgg sa bopp ci zone Koungheul la fekk baax. mën nañ ko te ay jigéen yu yiw jigéen yu baax ñoo fi nekk. ku ne Saalum nga xam nga ne ngoyaan moom fii la samp baax. gars yi dañuy fii dóor ngoyaan yu safa aussi tamit am na ay pël yoo xam ne yor nañ ay riit yi communauté Koñaaji bi ñu ngi fi tamit dëkk bi daal dëkk culture la parce que brassage ethnique moo fi am. amoon na fi benn ndaga boo xam ne c'était annuel boo xam ne et puis jusqu'au moment où nous sommes booy cette ambiance côté culturel quand tu viens pas au quartier Mali ça veut dire que c'est tu es voilà quoi bokkoo parce que fii moom mooy comme on dit quoi c'est fii la ndaga bi tasaaroo. nawetaan dañ doon def de telle sorte que activité yu neex am fii andi fi ay ñoom Youssou Ndour andi fi ay ñoom Bab Mal andi fi ay musiciens yu mag def de telle sorte que di animer dëkk bi. benn équipe moo am quartier Mali soit deux muy ASC Walidane ak ASC Jubo ñun ASC Jubo lañ dëkk donc bu ñu dajee derby lay doon. jàmbaar wala jamono wala Walidane ku ñu taseel day metti ndax kenn ku nekk da ngay bëgg a yóbbu kii bi sa hectare bi sa koñ. am na jamono yoo xam ne duñ ko jaarale yoon bien vrai que Kaffrine moom moo nekkoon département à l'époque on n'était pas département mais amul trophée booy teg te Koungheul du ko gagné ñoom xam nañ loolu. te wax dëgg yàlla aussi côté loo mënti wax moom da nga ne homme politique Koungheul waay ñu ngi jàppale xale yi en matière de sport. amul xaji ak seen amul kenn ku ci ñoom koo xam ne nii at di jot nga tegal xale yi ay coupe même ASC nga xam ne participé da nga leen di jox jeu de maillot jox leen xaalis ça c'est le propre du Koungheullois ils aiment le sport ñu ngi accompagner la jeunesse et je parle de tout le monde. J'étais le capitaine de l'ASC Jubo. J'étais le libéraux de l'ASC Jubo. Le directeur général aussi, il était l'excentré par exemple de cette ASC. Il y a beaucoup de gens, il y a Abdou Ndaw, Ansou, des mercenaires qui sont venus de Dakar. Gunjigo ñëpp xam nañ ko football na équipe nationale football na Jaraaf football na Arabie Saoudite football na ay kii nii Mamali Djigo tamit nekkoon na meilleur buteur championnat du Sénégal mus na fi football moom tamit ay ñoom Victor Diagne mus nañ fi football Sori Keita aussi. fii la nekkoon amoon nañ aussi un très grand footballeur boo xam ne waroon na am une carrière internationale mu tuddoon Diène Diouf. Amadou Sakho ñoom Ablaye Ndamoon. man dama bëgg Koungheul sama biir xol laa ko bëgg parce que fii laa jàngee. fii laa amee sama BFM doon gagné ay prix yu bëri si école yi. C'est vrai que ñun quand on est parti à Dakar c'est pour travailler mais même les week-ends si le week-end est long ça veut dire que ñun duñ fanaan Dakar parce que lu ñu am muy ci côté njàng c'est Koungheul côté éducation c'est Koungheul donc lépp lu ñu mën a am sunu àdduna bu ñu amee temps Koungheul lañ koy jox suñu amee weccet Koungheul lañ koy jox suñu amee bâtiment bu rafet Koungheul lañ koy jox. cadre yi fi dëkk. responsable yi fi dëkk yi ñoo war a toog ñun ñëpp ñu amal dëkk bi un plan de développement ñu développé ko. loolu moom moo ci desul leneen man gëmuma wax man lu ma gëm mooy liggéey lu ma gëm mooy nga gis ne lii baaxul nga defar ko loolu nag je pense que suñ si tolloo dinañu jéem pour defar dëkk bi parce que war nañ ko defar. ñu góorgóorlu rek am jom nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla ndax nag jaamu yàlla ci liggéey la bokk te ndaw bu nangoo amee jom nangoo liggéey tey góorgóorlu yàlla dina ko jox wërsëgam. jeune Koungheul yi lu ma leen di gën a conseiller mooy que politicienne bi ñu bàyyi ko lu ma leen di conseiller mooy ñu jàng lu ma leen di conseiller mooy ñu am xam-xam ñu wut ko lu ma leen di conseiller mooy jub bi mooy dëggu bi. li ma leen di conseiller mooy bu leen nit nax bu leen nit embobiné bu leen nit dugal ci ay tooxi doona lu ma leen di conseiller aussi tamit mooy que ne koo xam ne setul nañ ko moytu nañ ko daw lu ma leen di conseiller aussi tamit mooy nañu gën a jàpp seen famille yi. soo métier amul liggéey bu ñëw rek baax na nañu liggéey dimbale seen famille dimbale seen njaboot. jërë ngeen jëf yéen ñu doon ñu seetaan lii lañ leen indiloon tey ci esprit de mon quartier bi nekkoon tey fii ci Koungheul ñu ngi ko doon defee fii ci quartier Mali jërë ngeen jëf.